ti janjam diem daba mam sañ kayo indigal bal jambari xel kom ndigal bal may nabi ke kumba bal borom farati janjam diem daba mam sañ jay sama ma feñal bamba mbokk déglukat yi asalaamaaleykum wa rahmatullah rafetlu seen ànd ak rajo Joko FM dal leen ak jàmm ci li nga xam ne moom moo di seen émission jàkkaarloo politique dimanche bu jot ni ñu tam di ko defee ak yéen dalal fii koo xam ne day yëngu ci wàllum politique ci biir département bu Tëngéej di wuyoo ci turu Ndeye Thiakou Diagne moom mooy suñu gan nag mooy jiite lii di mouvement tekki bu Mamadou Lamine Diallo fii ci département bu Tëngéej tey Moussa Pouy moo nekk ci waxukaay bi Assane Diour fare ci xarala gi mbokk yi dal leen ak jàmm Ndeye Thiakou Diagne ñu ngi laa nuyu. Moussa maa ngi laa fay. di la wax dalal ak jàmm ci émission bi nga xam ne moom moo di jàkkaarloo politique ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku déglukat yi. jërëjëf Moussa. la. bu Joko FM di nuyu waa Bargny sama dëkk di nuyu kilifa diine ya fa nekk ak kilifa aada yi di nuyu mama chérie kooku moom duma ko fàtte di ko nuyu sama yaay booy donc mu ngi noonu sama xarit la sama lépp la fekk naa ci benn rencontre politique bu ma teewoon mu teew ndeysaan gis naa loolu sama xarit la mi ngi noonu maa ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di présenté wu man la Ndeye Thiakou Diagne je suis la coordinatrice de Tekki au niveau du département de Rufisque. voilà ñuy rafetlu wuyu si également bi nga ñu wuyu si tey jii nii ci émission bi di jàkkaarloo politique xam nga nag jàkkaarloo politique moom politique lañ fiy waxtaanee loolu sax ab la palissade la maanaam lu ñëpp xam la waaye Ndeye Thiakou tey suñ doon tënk di présenter ki nga doon foo jaar loo jàng tey jii nii ba yegsi ci politique yaay kan. waaw man de taalibe laa rek mën naa wax ne taalibe laa ndaw laa macha allah. Depuis 2014 may yëngu ci parti ba nga xam ne nii mooy Tekki Mamadou Lamine Diallo le député l'honorable jiite ko nekk référence Sénégal nekk koo xam ne nii ñëpp koy déglu donc mu jox ma nag responsabilité gëm ma wóolu ma ndax dañ ne ku amul foo wéeru da nga yomb ba max te man président daf ma tegal 16 na ma toogal mu toog ba ci yàgg yëkkati ma boot ma sama dara langul donc bu ma amee fit am courage Mamadou Lamine Diallo moo ma may loolu ma gis ne nag politique bi ñun ndaw ñi ñoo ko war a changer. justement est-ce que yow nekkuloo trop ku ndaw département Tëngéej ni mu ngande ñoom ay Omar Gueye nekk fii ay Souleymane Ndoye et cetera ay Doudou Maïssa boobu moom sax tane na ay Pa Omer waaw tey jii nii yooyu yëpp yow nga nekk départemental tu n'es pas trop jeune sans demander l'âge à une dame c'est pas très correct. dëgg la xale laa ndaw laa waaye yàlla may na ma sama yaay jàngal na ma sama yaay toppatoo na ma jàng naa indi sama participation si fi ma dëkk daf maa war loolu soxlawul âge boo tolloo ba màgget mënatoo dara luñ lay doyee. la valeur n'attend point le nombre d'années. non absolument non moo am c'est vrai. donc man li nga xam ne ñii taxaw noonu ragaluma leen ñii di yëngul noonu li nekk seen bopp rek lu ko raw ambition bu ko raw ndax man dama juddu si jamonoy tic-tac. waaw wax nga dëgg tactile baa ngi nii tu vois donc man. leer moderne daal. waa kañ mu ngi noonu man affaire yi man maa ñëw ci heure bi. ñoom ay màgget. ñooñu dañuy jox seeni téléphone seeni doom naan xoolal ma defal ma lii dama bëgg statut. man dama xam na nga xam ne nii moom la dëkk bi di doxee technologie loolu noonu yëpp xam fi ñu war a jëm. avantage la par rapport ak les anciens politiciens. si. parce que mode bi dafa war a changer mode bi jiguñu mode bi am ci politique bi ñun ñii jiguñu bu continuer dina metti torop bu continuer jàng dina nax saay
bu continuer lu bari dina yàqu si àdduna bi te boo gisee sama président Mamadou Lamine Diallo moom loolu lay prôné fu mu toll parce que bu ñu toogee ba xam-xam amatul valeur yow boo jàngee boo jàngul dañ lay xëy benn jour nga am xaritu politicien mu yóbbu la si place teg la fa kee jàng toog yaayam sonn yàgg joxe ay paas yàgg sonn ci moom loolu moo fi war a jóge donc ñun mode boobu noonu la ñu war a taxawal. muy lu doy waar parce que tey jii nii sama laaj mooy day càkkul est-ce que da nga yaakaar ne ci politique nga war a mën a mener sa combat lu leen boole yow ak politique. waaw li ngi naan. parce que dafa mel ni fi mu nekk nii yaa ngi xaru. jey tàng. waaw et puis loolu c'est l'incarnation de ma jeunesse. c'est vrai. li ma nekk xale. pourquoi engagement bi en termes de politique alors lu tax mënoon nga jaaree ci leneen les mouvements donc de développement et cetera. waaw pourquoi est-ce que le champ politique ak sikk bi ñu leen sikk ñoom. macha allah politique yi bu ñu leen sikkee man ki ma àndal kenn sikk ko. man ki ma àndal kenn du ko dut baaraam. wallahi loxom. loo ko xamal waxal. yaa ngi nii toog maa ngi nii toog. loo xam rek si Mamadou Lamine Diallo waxal. te ak kii nag je défie quiconque. ku xam rek na wax. dinañ ci dellu siwaat ndax ñun li ñu xam bëri na lenn moo. jeunesse pourtant on a l'impression que ba léegi nii jeunesse bi accaparé wul la politique lan moo manqué. waa jeunesse bi man li ma. parce que nga baal ma relancer. bi ngay reprocher que ne nekkatul dans l'air du temps ay ambition jamono bi. pourtant ñoom dañoo jël cette jeunesse là comme ni ñuy def souvent avec les femmes teg leen donc dans le décor politique est-ce que mën nga ma wax si à ton avis lan moo waral. loolu mooy système bi. mooy Moussa li ma la wax léegi système bee war a changer tant que système bi changé wul li ñu bëgg ñun duñu ko am ndaxte yow da ngay xool ay xale ñu mobiliser leen xale yoo xam ne ñu ngi nekk ci wutam liggéey yow jeunes yi mobilisation donc lañ leen di doyee gis nga man Moussa peut-être ñun suñu parti dañ naan tekki barewuñu di ñu xas naan ñaari nit ngeen d'accord ñun rus nañu di jël ay nit ñu sonn nekk si ay toroxte nekk si ay coono war a wut liggéey war a jox seen yaay ñu jël leen di leen mobiliser di leen yóbbu si ay salle ñun gis nga Mamadou Lamine Diallo mën na defar kii manifestation yu ne mën na ko organiser fii Sénégal xoolal joxe li ñuy joxe dégg nga li ñuy def ñun mën nañ ko def ñoo leen ko dàq mais gis nga gor rek la te bët bu rusul toj gis nga jeunesse bi dañ leen war a jàppale mais pas di leen manipuler di leen indil yoo xam ne nii mooy nekk seen yaram soo ko deful yow bokkoo booy politique te génn woo ay moyens ñu nekk yow politique woo loolu moo fi war a jeex. naka la fi jeexee d'autant plus que xam nañu ne lekkatu neen naxutu béy te il faut nga woote parce que boo wootewul amul ambiance amul mbumbaay jeune en fait dañu seetlu ne du moins que nit ñi duñu la faral di wuysee donc jëlee ko fi naka lay dewoon. waaw jëlee ko fi du yomb. lan ngeen di proposer yéen waa Tekki lu bees. xoolal jëlee ko fi du yomb. te mercredi passé président nee na man day caaku lii par force day jeex. mercredi passé. waaw lu xewoon. mooy suñu manifestation bi mooy bi président ñëwee def visitu machine bi nga xam ne nii un jeune Abdoulaye Samba maa ngi koy saluer au passage mu inventé benn machine bu am solo. président dafa bëgg xam-xam. te il promouvoit les jeunes. je crois que moom polytechnicien la. le président politicien la. polytechnicien la. d'accord et puis yàlla dafa def ne. président li mu fi mu jaar-jaaram. boo koy expliquer sax ñi ngi dañ naan da ngay wax lu dëgg. lu waraloon mu déplacé wu ñëw xool si xale boobu nga xam ne moo nekk Bargny est-ce que nekkul ne derrière moom ak Aïda Mbodj je pense bien. ñoo fa daje woon est-ce que newuñu woon pour faire de la récupération politique parce que derrière il y a une vitrine qui montre que aujourd'hui voilà soo ñëwee en tant que parlementaire soutenir un jeune bu def une invention il y a une communication derrière qui passe du woon loolu. xam nga président ndeysaan dafa baax rek. président bokkul ak Aïda Mbodj parti mënoon naa ñëw seul
su fekkoon da doon politique day ñëw seul andi gàngoor mais bi mu andi gàngooram Andi defante mbaboor. indi mbabooram gis nga affaire yi boo bëggee mu neex rek yow bu la neexee nga neexal ka ndax ñun tekki namuñu leen tu vois mais problème bi mooy li tax mu indi Aïda Mbodj daf ko indi parce que Aïda Mbodj dafa ñëw pour xam ne lii machine bi pour les femmes la pour alléger le travail des femmes loolu moo tax mu gàddu Aïda Mbodj ak yeneen moroomam yi peut-être ñooñu seen disponibilité moo ko matewul woon mais c'était pour si réew mi nan lañ mën a jàppale le jeune Abdoulaye Samb si production parce que loolu man nii j'ai envie d'avoir cette machine bi dafa am solo man bu ma sañoon tey mu defaral ma mais yàlla baax na ñu ngi koy jàppale te man gëm naa ne la ko président wax dina ko def jàppale bi ci war dina ko def ndax président xam-xam rek la gëm moom boo ko waxee lu dul xam-xam du la déglu. alors justement tey jii nii xam-xam la gëm d'ailleurs moom mu ngi ci politique bi li nga xam ne moom moo di yëngoom nekk ci opposition bi peut-être bi ñuy soog a jël le pouvoir voilà donc amoon nañu donc ay accointance parce que ñoom ñoo bokkoon ci ñi xeexoon Abdoulaye Wade mu dem ba mu yàgg également ñu bokk ci ñi nga xam ne le pouvoir les a écartés amoon na frustration à votre part. non ñun amuñu frustration. président du mës a am frustration xam nga gis nga boo nekkee si yoon nekk si dëgg parce que ñun kenn duñu déraper kenn duñu ruube Sénégal politiciens dañuy ruube di jaxase te ñun président kenn du ko ruube kenn du ko jaxase gis nga conscience am ruube mooy ñi leen pousse mooy Macky Sall ak waa këram. waaw parce que Macky Sall la dafa tënk opposition bi moom dafa jël opposition bi tënk leen teg si loxoom di ko manipuler ñun mu ngi ñu tuddee l'opposition paradoxe ñun moom bokkuñu. bare boobu rafetul de lu tax waaw parce que nee na ñun dégguñu ay gaynde yu déggu jat lañ. ndax li mu bëgg mooy ñu teewal ko pouvoir mu tëdd nelaw te loolu mënu kaa am ndax lenn rek la ko président laaj président dana ko Macky Sall wax ma juróomi poñ ya nga xam ne ni fa nga jëmee Sénégal loolu lañ ko laaj mais il n'a qu'à répondre waaye boo amul xam-xam Moussa mënoo tontu. mu waraloon audition bi ci ay mbir yi nga xam ne jotoon na ko wax ci li nga xam ne daanaka moom moo di affaire xaalis yeeg yu ni mel moom Mamadou Lamine Diallo est-ce que loolu tey jii nii dafa bokk ci taxawaay bi nga xam ne da ngeen fas yéene opposer pour opposer. non ñun opposé wuñu pour opposer xam nga lan la président day def chaque mardi dem kees tekki bind gis nga actualité bii xew instant bi Sénégal xoolal yaa 2 ans lañ si waxoon donc ñun gis nga li ma lay wax rek xam nga man sama président macha allah yàlla dafa am vision gis nga dañuy wax nii waxoon na ko français fa bi waxoon na ko bu yàgg xoolal mais dégluwuñu ko et puis dañ ne opposition bi amuñu ay argument mu créé kese ki chaque mardi mu bind président suñuy question yooyu. défier na Matar Cissé mi nga xam ne nii nee nañ mooy manageru moo gën a ay si manageru Sénégal yi mooy lii mooy lee dégg nga défier na ko carrément li nga bëgg a def soo ko defee courant bi dafay yokku loolu gis nga mu ngi boo demee kese ki di nga ko fa fekk loolu bi mu ko bindee dañ na carrément ki dafa dof waaye ba ñu ñëwee charge yi tout courant bi dafa yokku kenn mënu si dara. remarqué nañu ko et puis parce que ñun dañuy calculer. ba noppi moom bokkoon na ci ñi doon dingat li nga xam ne moom la ñu jiñoon kii di Aliou Sall ay jamono ci xaalis bi nga xam ne déjà dañu ko détourné te reportage bi ñu defoon ko ci BBC jotoon nañu ko ci entendre. si position yooyu bam lay wax parce que pour man est-ce que nekkul ne voilà yéen da ngeen di souvent nii pour yëngal gësam rek est-ce que du yéen ñii yéenay ruube jamono bii. kaay nag ma wax la. du question ñun ñooy ruube ñun ñooy moomee vent. fi mu toll nii ñun rek. tekki rek non fi mu toll nii on est mis à l'aise. yéen mënu leen nekk non kaay ma la fi mu toll nii ñun Sénégal ñun kenn joxuñu tàngal. kenn joxuñu bonbon. ñun kenn moomuñu kenn tënkuñu Moussa. gis nga président il est à l'aise pour wax. président day tëdd di nelaw di wax di toog di wax di tëdd di wax parce que amul lenn lu ko tënk amul dara loo xam ne nii da koy envier Macky Sall wala am lu mu koy tiitalee wala am lu mu koy ragalee devant la vérité du ci daw du ci taayi tu vois.
li ma seetlu mooy moom Mamadou Lamine Diallo parce que lu tax ma ne la moom day ruube dafa bokk ci politiciens yi nga xam ne yi lu ci ëpp bu ñu nee donc bu ñu en fait bu xarab jotee rek day ñëw au premier plan pour xarab est-ce que loolu laa lay wax nii boo tax boo ne ma yéen a moome vent daf may xaw a jaaxal est-ce que du yéen c'est parce que buggu leen noppi kenn bañ leen a dégg moo tax parce que seen parti man damaa gis ne réyu fi à ce point mais vous faites beaucoup de bruit. waaw ñun xam nga lu indi loolu. Moussa. gis nga fi mu toll nii li dama la wax sànq na la Macky Sall dafa tënk opposition bi teg leen loxo. ñi ngi ne duñu wax lu ñuy wax ñii ay ambition personnelle moo leen téye seeni ambition personnelle mooy tax ñuy génn di yëngatu président bu fekkoon ne ay ambition personnelle moo tax muy yëngatu muy noppi na bu yàgg parce que à chaque fois Macky Sall li mu bëgg rek mooy mu ñëw téewal ko mu tëdd nelaw. te loolu du ngeen ko nangu. duñu ko masa nangu xamalu tax gis nga dëkk buñ la falee teg la fa. da nga indi sa xalaat. c'est pas pour rien muy créer ay ministre ñuy créer ay ministre di wut ay ministre di wut ay conseillers da ngay indi sa xalaat ñi indi seen xalaat mais gouvernement boo xam ne nii ministre yi amuñu droit wax gouvernement boo xam ne nii conseillers yi duñu gis sax président gouvernement boo xam ne nii lii neex président loolu ngay wax lu neexul président doo ko wax loolu ñun duñu si dugg duñu si xool te nag lu ñu gis si xam-xam lu ñu am si xam-xam ñun dinañ ko teg wax ko sénégalais yi moom bu ko mënee jëfee baax na su ko mënul jëfee nag day gis conséquences rek comme ni muy demee. alors justement seetlu nañu ne ci biir kujje gi da ngeen xaroo am na ñoo xam ne bi ñu wootee dialogue national ñenn ñi dañoo dem am na ñoo xam ne également demuñu est-ce que du loolu moo tax tey Macky Sall gis ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci kujje gi te leen demoo leen wala ñëwoo leen ci woote yi muy woote yéenay bañ moom gouvernance am mën a yomb. boo xoolee gis nga boo xoolee loolu laay wax lan moo tax yéen parce que dañu ne dialogue national la ñu woote duñu dem si yéen ngeen bokk ci kujje gi nga xam ne demul te am na ak kujje goo xam ne dem na yow tam ca waay bu ñu demee moo tax ma ne est-ce que yéen bu ñu demee yow da nga yaakaar dialogue bi loolu la yow da nga yaakaar dialogue bi dañ lay tegal ay mallette de Assane man yaakaar kaay nag ma wax la nag parce que man dañu woote dialogue bu ñu ne national kaay ma wax la nag si dialogue bi leen loo xam même boo dee opposition war ngaa mën a dem wuy ji bokk la woo dialogue bi ay intérêt moo leen fa yóbbu intérêt yu mel nan ngay wax ni garaaw na de waaw dialogue ba nga xam ne Macky Sall mu ngi lay dégg de naw yow Macky Sall yow man rek man loolu man ragaluma loolu Macky Sall dafa gaaw woote de kaay na ma woo Macky Sall na ma woo suba xoolal dialogue boo xam ne nii yow wala yéen tàmm ngeen audition yi comme ni ñu defoon Mamadou Lamine woo nañu ko waa gars yi amul benn problème man de buñ ma woowee damay wuyu ji moom tuddul sax musul dugg nungu sin kooku ku ko dugal nungu sin tàkk jëppeet kooku dafa set wecc tooñul waxul lu mu xamul kon yow fi mu nekk ragaloo Macky Sall wala ki ngay wax ni yow xam nga tamit parce que man dialogue national la ñu woote man foofu gisuma c'est vrai que bon le général Niang ak ki nga xam ne moom moo di Famara Ibrahima Sagna xaw nañu dañuy jaxasoo mais góoma ne foofu dafa am ay soubassement góoma ne 10 millions par jour la ñuy financer si seen budget 10 millions par jour fu Sénégal jëm fa lañ jëm dialogue boo xam ne si waxtaan loolu président ruus na jomb na fa tabas bu fa toogee ma bàyyi ko waaw pourquoi 10 millions par jour nga koy débloqué ñuy toog di noos di xaaja ko pour lan xaaja ko xaalis Sénégal di xaaja ko suñu xaalis gis nga loolu da ngeen ci am ay bon dañoo wax ne moom lay coûter donc le Sénégal mais concrètement est-ce que dama na la li fay xam nga 10 millions yooyu dañoo rafetal rek di wax ñun aussi comme loolu la ñu budgétiser ñun tamit dañuy yem foofu rek mais xam nga ne foofu neex na c'est pas raisonnable 10 millions pour organiser dialogue bi daf ko woote woon c'était en 2016 la ñu ko woote dialogue am ba mu wootee dialogue daf ko def rek pour libérer Karim Wade def ko ñaari fan après bàyyi Karim Wade mu dem comprendre nga ñu toogaat kenn waxu si ñu ne chef de l'opposition di xoy naan chef de l'opposition lii lay am lee lay am comprendre nga mais élection jàll na fi mu doon Sénégal kenn ñëpp xam nañ kan mooy chef de l'opposition bi par rapport au résultat mais loolu man Moussa man du ma nekk fi di ko wax bu fekkee ne rek ki jël bu fekkee ne dañu fi créer loo ay élection ki jël deuxième
kii falu mooy président de la république. ki ci topp xanaa mooy nekk chef de l'opposition. yàlla da ngeen koy bañ lu tax ngeen koy bañ. non man tudduma ko. parce que Macky Sall xam na ko taw defu ko. xam nga moom xam na ne carrément am na fi mu toll chef de l'opposition donc teraanga yi mu wax ne yooyu yëpp moom la war a am ak dafa war a am influence ci réew mi. loolu yëpp daf ko war a teg ci loxoom. man loolu laa d'accord. c'est-à-dire moom muy andi souvent. parce que loolu noonu Sénégalais yi dañoo yeewu. loolu dañ ko voté c'est vrai loolu suñu constitution lañ jël lëmmaje ko comme tous les jours. donc nag bu defee loolu noonu. déconsidérer la victoire de Macky Sall au lendemain de la présidentielle. laay lay la laaw man duma ko mës a nangu. ba ilaa yow mi dini yooyu élection mënuma kaa nangu gis nga. pourtant 56 xaw ma 57. waaw bu amee 56 yor ay résultats ñun ñu yees suñuy résultats. gis nga nag te yéen résultats yi ngeen yor yéen a gañ ba léegi yéen ngi continuer di réclamer victoire que ne li Macky Sall am noonu du ndam. Macky Sall leer na ko moom. ni rëddi baaraamam amul victoire. gis nga fii ku jaaxaan di saw sa bopp rek ngay saw. kenn mënul nag kenn. Macky Sall leer na ko ne victoire bi mu nekk di ko lëmbee fépp loolu du victoire am waaye nag li ci kanam moo rawul ay bët. xam nga nguur dafa neex ci kanam. xam nga nguur dafa neex. te gis nga yàlla. bu la waree daanal. da la yëkkati ba ca kaw. rajala ko defee sa daanu day métti nga dëj. plus ça monte plus ça va être la chute va être. mooy gën a métti. alors Ndeye Thiakou Diagne mooy nekk suñu invité ci seen émission jàkkaarloo politique ci Joko FM 87.7 di leen wax ne mën ngeen suivre également émission bi en live ci Joko FM live bu ngeen demee ci suñu page Facebook également ngeen daanaka suivre li nga xam ne moom moo di wàll wi ci wàllu YouTube également ña nga ca page bu Joko FM daanaka partagé nañ ko ci yenn bërëb yi nga xam ne moom moo di bari ñu wax sa xalaat wala. ñor mooy sur le plan local Ndeye Thiakou fii nga xam ne fi ngeen toll yéen en tant que ay politiciens également. place yi yéen opposition bi on ne vous entend presque pas souvent après dégg rek démb les femmes de l'APR lancé nañu seen activité pour donc mën a vulgariser l'action de Macky Sall le leadership féminin ak yu ni mel mais yéen waa jigéenu département bi yéen waa opposition personne ne vous entend vous êtes quasi inexistant vous laissez libre cours et libre champ ñii di waa ni nga xam ne ñoo di waa wax c'est un constat. si sa xalaat rek nga wax parce que loolu gis nga c'est un constat Assane yow Assane di nga fi gis fii opposition fu ñu wootee dajaloo. si ah bon si ñu ngi waxtaan. waxtaan mu ngi am. ñu ngi waxtaan parce que gis nga. ak ragal. ak ragal. ba biñ la xee bala kiiwee bala xojee. du la bàyyi. parce que dalay kottu deewaale. te ñun kiñ ko digaaleel. kan ma lay kottu deewaale waa pouvoir bi. non kiñ ko digaaleel Macky Sall. ab tapet la. donc du bàyyi. dafa kottu bañ du bàyyi moo tax nag ñun il faut que ñu am stratégie. mais Thiakou yéen waa tekki léegi am ngeen fit. léegi bu ngeen wax si Macky Sall da ngeen di dóor doo leen dellu ginnaaw. ak tapet. ça c'est inédit hein. non Moussa ñun lii am rek la ñuy wax. lii am la ñuy xam nga man Mamadou Lamine Diallo laa toogal mais xam naa ne li ma ko mën a génnal waxal ko. li nga ci am nii moom du ko def. waaw moom du ko def ndax xamul la tax. moom góor la. te man jigéen laa. d'accord xam nga te jigéen nag dafa am nu ko yàlla bindee. jigéen. dafa am lu ko yàlla bindee am rôle. bu wax ji jotee da ngeen di. waa si digg bi lañ koy jaar loolu moom moo ñu ko jàngal mais nag peut-être gis nga kii naan wooy ak kii naan wooy ndànk ñoom ñaar ñëpp wooy la ñuy wax. yuuxu la rek. man damay yuuxu rek di xataraay comme li nga wax c'est la jeunesse. mais Macky Sall moom mooy li ma la wax yéen. fan ngeen di waxtaanee. ma ñëwaat si wax boobu noonu gis nga maa ngi nuyu. le ministre madame Ngoné Ndoye maa ngi koy nuyu de passage
yàlla def na ne temps yi yëpp ñu ngi waxtaan. la nga xam ne nii ñun li ñu saf si département bi li ñu gën a saf mooy que ne ñun lébu gi dañu war a jëlaat pouvoir. xam ne nii man dama ko gëm. mooy lan man dama gëm lébu gi dama ko gëm mënuma gis keneen ku jóge faneen ñëw ñun ñii di ñu diriger ñun lébu yi. du Sénégal ak te gis nga boo xoolee. du Sénégal ak waa Dakar ak yëpp même ñun au niveau de l'État amuñu fa place boo xoolee. lébu gi doole jamu amoon. lébu yi bu njëkkoon ba dañu am fulla am fayda. waaw ñoo yoroon seen Cap-Vert moom. waaw Cap-Vert bu président ñëwee dañ lay toogal ñoo ubbil ñëpp bunt yi. bàyyi gars yi ñu dugg ci bu président ñëwee dañ lay toogal Moussa. nan la ñun joxuñu suñu quota lébu yi dañ naan am quota léegi ñun amatuñu quota léegi dina si fay sàll la. déet waay. waaw ne doo ko bandum nit mbokkam noonu lañ koy doxalee direction généraux yépp ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp ba jàlloo xaw ma lan yooyu noonu pëli ñoom ñoo. mais l'essentiel mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une couche sociale. non loolu amu fi Moussa l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amu Sénégal. c'est sélectif xoolal wallaahi di justice bi yàqu na lépp yàqu na. Macky Sall yàq na réew mi. ah c'est naka. xam nga nu mu yàqee réew mi. waaw gis nga réew dafay am équilibre da ngay tolloonte da ngay tolloo ñëpp ñu kii. mais gis nga affaire ethnie bi mu commencé di ko indi. mais loolu tu sais que loolu c'est dangereux. même le fait d'en parler c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Donc xam naa ne daal man de du ma ko ñaan waaye xam naa ne war na si gën a góorgóorlu. mu équilibré waaw mu équilibré couche bu nekk mu jox ko représentativité xale yi nga xam ne ni am nañ xam-xam. mu jël leen ñu liggéeyal Sénégal. xale yi nekk mais justement pourtant aujourd'hui gis nañu Assane boo taxawee suy bande bi jëm Diamniadio foofu chaque jour il y a beaucoup de gens ñu jëlaat ay oto jëm côté bi alors que yoonu Ndakaaru la woon mais léegi on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'emplois pour les jeunes et surtout pour les femmes instant bi. gis nga loolu noonu. ay doomu Sénégal c'est pas l'État. d'accord État li mu war a defu ko. promouvoir ko. gis nga État li mu war a def ko gis nga université gi. lam fa war a def bari na def ko étudiants yi. faculté boo xam ne amul formation boo fa génne amoo dara looy tekki ci réew mi rek dañ ko war a éliminer xalaat instant bi xalaat dafa jot xale yooyu noonu ñuy yóbbu faculté des lettres ñuy jàng ay année te balaa ngay liggéey si an boo même booy passé de balaa ngay liggéey il faut que ñu defal la beneen formation loolu du tardement. c'est vrai loolu est-ce que du tardement mais. Macky Sall ñu dissoudre lettre dugal ko ci biir yeneen dañ ko war a dugal si dañ koy defee. mu bañ a nekk un département particulier. c'est ça man dama gëm ne Macky Sall comme moom il est né après l'indépendance moom dafa war a nekk au diapason dafa war a def affaire yi daal mu tekki. réformer système bi quoi le système universitaire. waaw dafa war a fexe nu ñi tekkee. comme yéen ni ngeen waaw comme ñun ni ñu tekkee nii. dafa war a fexe ni ñuy tekki loolu la. Thiakou. am na fi ay projets comme le TER dressé na ay pistes donc ay autoroute à péage yu mag sax ma jël exemple bi jëm Touba tali ba ca Mbour ak Sénégal boo seetloo également donc gis nga projet yi nga xam ne moom la tuddee donc Puma beneen projet boo xam ne également mu ngi ko tuddee PUDC te yooyu yëpp defaraat nañu ay tali ci biir dëkk bi forage yaa nga ci biir àll ba nit ñi commencé nañu am ndox avec l'eau nu mu tuddati sax nu mu tuddati SDE beneen bi nekk fële au niveau donc rural gaa pour que ñeneen ñi dekk ci àll ba mën a am courant ci li nga xam ne moom moo di tolluwaay bi boo xoolee léegi nii vraiment pour est-ce que gisoo ne Macky Sall voilà malgré li nga koy wax andi na fi plan donc Sénégal émergent ci biir gis nañu fa CMU ak yu ni mel couverture maladie universelle et cetera mais lan ngeen di reprocher Macky Sall loo xam ne defu ko. gis nga Moussa Macky Sall bu li muy ngay wax ni moom lay def daf ko war. D'accord, c'est un train qui arrive à l'heure. gis nga li nga wax ne moom la def yëpp.
bu ko defee bu ko defulee da koo war waaye nag dafa dëkk bi dafa am ay priorité. d'accord lan mooy priorité ji. xam nga priorité mooy lan. liggéenti santé bi. d'accord suñu poste de santé yaa ngi ne Bargny gis nga leen. bu nekk ngi di waaj a daanu. couverture maladie universelle baaxul couverture maladie ñëpp fexe ba ñëpp ku bëgg a faju état bi joxe subvention nga ne loolu baaxul. gis nga loolu noonu. bu fekkoon dañ koy jaarale si yoon. mu accessible si ñëpp kon mu neex. DER baa ngi fi boo xam ne dañuy financer gaañ yi yooyu yëpp. yow Moussa loolu man mënuma cee am. donc yow da nga gis ne CMU ak DER yooyu yëpp gars yi dañuy jël xaalis yi. di ko jox seen ay nit seen i militants. man ku la wax ne man dew ma DER. ah bon. waaw. en tant que tekki. waaw dama bëgg rek xam. Sénégal nga bokk. non dama bëgg a xam. et puis naka lay bëgg a xam ndax man bokk naa wala bokkuma. bokkuloo ba nga demee bokk. ba ma demee bokkuma. CMU aussi bokk nga. non CMU man j'ai pas dew ma fa parce que man xaw ma loolu nan lañ koy defee loolu lu ma xamul man xaw ma ko. CMU bi mais da nga gis ne ñoom dañu koy. mais xam naa ne Macky Sall. lépp lu muy def dona lay doon. man loolu xam naa ko si moom mais dama lay wax dara gis nga teeram bii. xaw ma kañ lay dem xaw ma kañ lay tàkk mais teer bi dafa yab département de Rufisque. yow fii ak ay ministres. déglu ma rek ñoom Omar Gueye ñoom Ismaël Madior Fall. ñooñu docteur Souleymane Ndoye ñoom. ñooñu noonu tekkiwuñu dara si ñu andi leen teer boo xam ne day am gaar bu mag bu Rufisque ñëpp di fi jaar muy transiger. département de Rufisque. suñu leader yooyu noonu. tekkiwuñu dara Sénégal. waaye déet waay. xam nga lu tax waaye déet waay Assane waay waxala kii tamit moom tam. déglu ma wax la moo tax tekkiwuñu dara Sénégal. lu tax loolu laa la bëgg laaj amuñu kilifteef. gis nga ni da ngay bañ. gars yi du ñu bañ. teer baa ngi nii poussièreal Bargny ba Bargny boo fa duggee da ngay gëlëm. waaw même ti nga fii boo teer bi dañ ko war a arrosé mu ngi si xoolal teer bi dañ ko war a arrosé. Moussa pourquoi teer bi duñ ko arrosé. moo jaaxal ñun pourquoi ñu xëy rek saa ñu xëy ñu soj bay bëgg a dee. te ñu war a jënd ay ordonnance war a sonn suñu poste de santé nga ne di waaj a daanu Bargny boo fa duggee comme ay armeer dama yàlla baal lëndëm kurus kenn xamul lool lu mu doon. c'est sinistre. kenn xamul Bargny c'est une ville très triste boo jógee te ngay guddi ngay dugg Bargny. coupé wul man damay téye sama téléphone après ma sinab lampe ma ne courant coupé wul dëkk bee lëndëm rek c'est dommage. te loolu lépp Macky Sall encore. waaw non Macky Sall. Macky Sall daa am ñu ko représenté. voilà c'est ça que je dis mais am na. Macky Sall ñi ko représenté ñooy ambition moo ñu fi téye ñooy ambition moo ñu tax a toog gis nga nit da ngay gore doomu aadama da ngay gore wàññiwul dara gis nga bu la ñu ngi jàppale ba yow Macky Sall gis sa xam na ne yow yaa ngi xeexal sa dëkk boo mu jox la ay responsabilité yow gis nga ñoom ku si waroon Macky Sall ne man li ma am dama koy defati Tëngéej damay defar Tëngéej xoolal Macky Sall na xam ne kii Tëngéej rek ko ñor te dañ la koy jëwee di la ko jëwee naan kii ni mu bëggee seen dëkk loolu dañ koy wax ay nit yu bari yoo xam ne damay toog ay kilifa ñu ne maan nii xam nga diw ma ne waaw mu ne ak moo bëgg dëkkam. mais du waa Tëngéej lañ lay wax de. mais du Tëngéej ay. mosoo see toog ak kenn koo xam ne dañ na laan ni ñu bëggee Tëngéej amul. département bi faale ñu waa Tëngéej gii moom. déet waay tam. faale ñu xamul lañ leen doye élection ñu ñëw ruube leen jël seeni carte dem duñ fi sax toog. Souleymane Ndoye. Omar Gueye nag Ismaël Madior Fall. Omar Gueye moom. moom am nañu kaa. lu xew. waaw parce que Omar Gueye. yàlla dafa def Bargny ñu tekk ci ay loxo bañ ko tegee si ay loxo. ci loxo kan. loxo Abou Seck. d'accord la ñu teg Bargny. bañ ko tegee ci loxoom mu jël nag Omar Gueye def ko baay def ko nijaay. déet waay. waaw Omar Gueye déglu ma wax la non avant ay compétences ci nga ne ko kaay def ko tarbiyo politique. c'est récompense du Gueye moo koy def xam nga kan moo koy def. Macky Sall moo koy def. gis nga bu doon mérite yow fii ku fi mérite Macky Sall lay fal lu toll ni maire dëkk. Omar Gueye maire la fi mu nekk à Omar Gueye maire Sangalkam lay doon mais nekk suñu maire ñun. ba nag il se permet mu ñëw Bargny duñu laaj 1 hectare 5. ah bon. waaw pour ñu jox ko loolu dégg naa ko ci conseil bi naka la demee. gis nga mooy centre de formation. pour les élus locaux. waaw gis nga ñun ñii amuñu fu ñu dëkk. gis nga Bargny ñu nga fa amuñu
déjà voté na ko délibéré nañ. jàll na voilà jàll na mais man dinaa wax dinaa yuuxu. man dinaa wax dinaa yuuxu. ah loolu mooy cas bi. waaw cas bi mooy. gis loolu cas la te gis na loolu noonu. maa la wax ne Omar Gueye jox nañ ko de mais balaa moo tabax. dañuy tabax balaa moo tabax parce que dama ne xoolal ñun duñu nangu loolu. gis nga il faut qu'on arrête et puis ñu teg affaire yi mu leer. mais loolu pourquoi war na baax ci bari naka def sax non warul baax ci bari ñi man bañuma loolu noonu man bañuma ko. bañuma ko gis nga institution. dafa baax ci bépp. jam ñaajo aka moo metti dafa ma metti xam lu tax waa iya avant ñu koy yóbbu jam ñaaje dañu demandé maire Bargny boobu Mar Diouf moo fi nekk ñu demandé ko pour mu jox leen terre ñu def ko te loolu da ko waroon def parce que enseignants yi yeewoo Bargny duñu jeex ñoo ëpp si département bi ñii dëkk Bargny ñoo ëpp si département de Rufisque xam nga mais fexe loolu noonu ba moom mu mujj dem jam ñaajo mu sàggane ko mu dem jam ñaajo waaye ay élus locaux yoo xam ne tekkiwuñu dara fii di leen defal ay kii di jël nag suñu xam nga 1,5 hectare ñaata la bari na dafa bari ñun géej nga central baa nga taxaw central ba sax man yaa port minéralier waaw port minéralier bi jël suñu teer Sococim duñu rey ñun ñu poignard dañu amuñu fu ñu aw xale yi du leen bàyyi ñu dëkk si suuf soosu mu jël di ko jox Omar Gueye mu naan da ciy def xaw ma mais xoolal gis nga man de gis nga bii nii xam nga liñ naan stand by dama stand by yu waaye bii moom xoolal du yomb Omar Gueye moom xaw ma day tabax fu ngeen ko war a dénoncer di ngeen ko fa dénoncer waaw gis nga lëbëj yi nekk ci département bi moo bari te Omar Gueye moom surtout ci mbirum foncier gis nga Omar Gueye moom buñ ko maytuwul ñun waa département bi dina ay bëccëg déet waay te gis nga borom moom Omar Gueye moo leen lijjantil woon gis nga lëbëjkat bu am doole ci fànnu état bi quai de pêche bu bari kaay ma wax la c'est vrai que bon commencé gul yëngal quai de pêche bi la mu def kii usine poisson waaw bizarrement aussi usine poisson lu muy def fële sànqal ñu nekk fii Tëngéej nekk fii ñu nekk fii nii waaw yéen aussi et cetera suuf saa ngi nii lu tere mu indi ñu fi usine de poisson suñuy doom dem liggéey suñuy sœur dem liggéey suñuy frère dem liggéey si pour créer emploi fa mu dëkk ndax daal loolu aussi waay parce que bu amoon fayda dina xam ne doomu Bargny ñoo ko fi teg conseil municipal ñoom ñoo ko fi teg te conseil municipal yooyu noonu aussi dañu am part de responsabilité gis nga conseil municipal dama leen a mere lu ñu def dañu à part 1,5 milliard bi ñu jox bi ñu réservé Omar Gueye pour le waruñu ko loolu dañoo war a tam ak ndëmm xoolal woote tëb dal tàccu xoolal affaire bi yëngu wax ji jeex ñu ruube non xam nga lan moo tax parce que dama gisul Omar Gueye fan la ñu demal mais est-ce que aussi parce que malheureusement au sein du conseil municipal de Bargny est-ce que du parce que amul une opposition comme ni muy amee à l'Assemblée nationale nga xam ne Ousmane Sonko wala Mamadou Lamine Diallo peuvent se lever donc vertement jeter donc de manière crue li leen metti ci ay projets yu ni mel est-ce que du loolu moo tax parce que on a l'impression que couleur politique yi nekk au sein donc du conseil municipal de Bargny couleur politique yooyu dañoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar et du coup ñoom ñooy majoritaire au niveau donc du conseil d'autant plus que seetlu nañu le conseil souvent day woote même bi ñuy voté nii pour 1,5 bi amul woon quorum au premier pas après la ñu def 3 jours francs woote waat ci la ñuy soog a am quorum pour daje est-ce que du parce que comme tu dis le conseil municipal malheureusement moo amul ak kujje problème c'est vrai gis nga responsabilité dafa baax ki chaque week-end dañuy woo former ñu ci responsabilisme gis nga responsabilité ci doomu aadama nit ki da ko war a xam yow boo opté nga ne man damay nekk conseil municipal ñu laaj la say këyit yow am nga temps c'est un choix c'est un engagement waaw am nga temps réfléchir ba xam yow li la war de la gestion waaw gis nga conseil bi ñoom ñëpp ils sont comptables du abu sek kese de man loolu dama koy wax gis nga parce que waruñu toog seeni kër dañu war a gis nga seen mandat dañu war a ànd ak abu ba mandaam jeex loolu ngay reproché war a Gana Seck loolu ngay reproché Taka Samb et cetera ñoom ñëpp
du seen cër sans exception. ñoom ñëpp du seen cër ñoom ñëpp laa la wax ñoom ñëpp ba si ki si gën a ndaw lu mu metti dañu war a dem ci conseil xama lu ma jaaxal si dem conseil yu opposé bari yi. xama lu ma ki fay bañ waaw comme gis nañu mooy jeunesse bi nu mu tudd sax Mandoy 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 c'est vrai on le moom voit chaque fois moom dina jàngat dina liiraat après mu am télescopage ak Abdou Aziz Sy Ndiaye pour le camp du maire ñu def donc ay contact ci biir conseil loolu bi la c'est très difficile loolu la pour moo fa lui gën a nekk ndaw ouais ba pare nag ndeysaan mu wéet waaw daf si man wéet quand même moo tax gis nga damay regretter à part peut-être Pape Ndione te Pape Ndione souvent il n'est pas disponible il n'est pas au mu Sénégal ngi noonu gis nga damay regretter ALB mais yow liste départementale nga demoon si man liste département damay regretter ALB damay regretter aussi lu lan moo tax lu tax ngay regretter ALB xamul tax may regretter ALB parce que dafa bëri ay sagari nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara ñu jël leen def leen si ay liste ñu jaay Bargny si ñaari minute jox ko koo xam ne nii xamul fan lay jëmee Bargny nag lu dul nag jaay Bargny waaw waaw xaaral ma wax la lan moo tax muy jaay Bargny si naka loolu moom yàkkamti naa ko gis nga Sénélec bi fi mu nekk waaw dafa amoon contrat waaw ki yekkoon la gestionnaire waaw mooy Teranga waaw daf ko mais le maire moo leen ko attribué en 2015 je m'en souviens mu attribué leen ko 2015 Sénélec nag man bon biñ ko sexal man bëgg naa mu leeral ko parce que loolu jaaru non mais il paraît que dañu ko loué donc parce que derrière on dit que dañu ko jaay Sénélec te foofu je pense que bien que ça fait partie fu état bi y a un souci quoi waaw munu ko jaay ak nu mu demee lépp rek gis nga abu tegul boppam Bargny ñun ay nit lañ dafa war a wax ak ñun dafa war a wax ak conseil bi teg leen wax gis nga am na dëkk kenn du ko paccoo dañ koy pencoo ñu toog waxtaan warul jël Sénélec boobu noonu di ko man gis nga man du ma wax boo xam ne nii peut-être day nekk waxu politicien wax pour rek Sénélec dama fa am nit koo xam ne kilifa la fa man la njëkk a woo demandé ma ne dañu bëgg a siège au niveau département. yow mii la woo wallahi azim mu woo ma ànd ak ay nit parce que ñoom jëm ñaajo lañ bëgg parce que dañuy am direction régionale foofu noonu ñi nekk Sénélec xam nañ li may wax. ñu tëbatiñu. dégg nga ma dem di ko lijjanti j'ai vu le maire de jëm ñaajo waxtaan ak moom yëpp mu wan ma benn këram que ne Sénélec bi moom bëggoon nañ sax mu jox leen ko mu nekk si kaw tali bi noonu si bu ñëwee parce que fondement naka mu ne buñ ñëwee mën nañ ko yeggale ñu jël genre yooyu noonu bi ma waxee ma wax ak maire bi na ma le maire de Diamniadio non maire bi nga xam ne borom place waaw moom mooy liggantil Sénélec d'accord non ki nga xam ne mooy liggantil Sénélec pour que ñu am place ma wax ak moom waaw bi ma waxee moom mu ne ma léegi ñun sax fi mu toll dañ koy def si ministère yi côté ministère yi fii nga pôle urbain bi quoi foofu lañ koy mujj def ba après foofu noonu ils ont trouvé un immeuble mais mais il faut aussi ñu am beneen Sénélec ba nga xam ne ni waa yeen yi parce que yeen amuñu fu ñu fayee courant donc dañuy ñëw ba Rufisque di fay si courant donc et ça moom c'est dommage yéen ak Tëngéej dañu xaw xëcc tu vois donc bu Bargny bi jaadu na mais man li ma koy ŋaññee foofu mooy que ne waxtaan dafa baax xam nga ñun mënuñoo xëy rek bëreet gis dara nii mu taxaw xam nga bu fekkee ne ñun suñu représentant ñun ba ndooy lu mu wax si biir conseil bi ñun xam nañ ka lu mu fa def ñun xam nañ ka bu ñu paree dañ koy laaj ñun ñëpp ba xam foofu noonu lan moo fa kii man damaa gaaw a daane donc su ma demee droit assisté mais nag mënoo fa dem nga leen di wax li ñoom li ñuy def mais léegi ndax ñoom mécanisme bi dañ koo nàmp li ñuy def noonu ñoom dañ koo nàmp loolu lañ xam Macky Sall loolu la leen nàmpal moom daal nañu wote ñu waaw dañuy ñëw di ka tàccul waaw li mu imposé rek automatique waaw ça doit être automatique moom Macky Sall noonu lay doxee loolu moom du bonne gouvernance moom waaw loolu ñoom noonu la ñuy doxee
noonu la ñuy Macky noonu lay doxee. léegi yow da nga gis ne ñoom jamono bi place boobu ni ko Senelec acquérir jamono. dañu war a xam. man mënuma xam amul information man mënuma xam nan la demee man je veux savoir man en tant que citoyen. clause yi lan la ñu signé lan. non jaaru conseil municipal non jaaru fa. Comment se fait-il que aujourd'hui également ñu war a mu mën a nekk à leur disposition à votre entendement wala ngeen am information yi ba ñu commencé di tabax ñoom waa Senelec. waaw ñu xam nga loolu li ko indi mooy famille teranga bi. mooy entreprise teranga bi nga xam ne woon mu amoon contrat gis nga kooku bu amul woon contrat ba commencé di saisir moom dafa yëngatu waaw moom dafa commencé di saisir procureur genre yooyu noonu d'accord pour que ñu contrat am parce que moom dañ ko luyee comme dañ ko luyee nag day laaj ay indemnité xam naa dina ko laaj mais loolu si keesu Bargny lay jógee te Bargny ku ne xam na ne son budget n'est pas si fameux wala su ma juumul waaw non budget Bargny moom mënatuñu see xam dara ndax budget bi dañ si toog ku si toog xanaa ki fi ne nan la ci toogee. man gisuma Bargny lu fa changé gis nga Bargny pax ma nekk booy dugg si garage taxi yi. pax ma fa nekk ba tey mënuñu ko kenn mënu ko rembale. temps yi nu mu tudd sax Assane projet bi nu ñu koy woowee sax bii di defar ay tali Promoville commencé nañu defar tali yi nekk ci biir Médinatu. waa Médinatu. loolu c'est pas le maire. ah bon. waaw c'est pas le maire waa Médinatu si boppam. ñoom ñoo koy liggéenti seen bopp. déet waay. gis nga Médinatu non bu boobaa les rôles seront dévoyés. non kaay ma wax la yow maire ñun suñu maire daa tal loolu. kooku ragalu lool de loolu du problème am. gis nga pax moom moo jar a defar gis nga pax moom ku jëm mairie ba xam nga ñun suñu institution mooy mairie bi instant bi ku jëm mairie bi te foofu ngay jaar c'est pax ma ngay jaar mais pax boobu lu tax ñu rembale ka defar ka xanaa defar ka tuuti rek ba oto man si jaar. mu bañ a yàq mooy waaj a tourner poste courant bi. waaw foofu noonu pax boobu noonu. bu tawee mu taaj day am ndox voilà. si buwee ban bu jógee ci secrétaire bi. xoolal souvent c'est très difficile à pratiquer. ay at la fa am oto yëpp moo leen tas. oto yëpp moo leen tas gis nga ñun bu ñu naxante ñun suñu budget nañ ko reverser man temps yi pass toog naa sama benn xarit woo ma ma ne mu ne ma nii dañuy defaraat poste de santé bi ma ne ko poste de santé ban mu ne ma bu misira dañ koy defaraat dañ bëggoon nga ñëw jàpp ne nga ma nangam. defaraat maanaam réhabilité ko. dañ koy réhabilité ko setal ko réhabilité ko si miir yi daanu ñoo ñu jéem ko defar. def fa ay ba mu rafet daal volontairement quoi xam nga tamit santé waaw xam nga santé dafa am solo. je me souviens daam maa ngi koy nuyu de passage sama xarit la sama doom la. waaw c'est ça gis nga bii ma daam woowee di ma expliquer ne dafa bëgg a defar foofu noonu man nëbbuma ko sama dëgg dama ko wax lii am. dama ne ko li nga def daam lu rafet la maa ngi koy saluer bu baax. mais bi lan la. mais bi mooy gis nga poste de santé yooyu ab seringue sa amuñu ko. dem nga bu Ndiolmane. yow j'ai été là-bas fii suñu tante Ndeye Gueye dëkkoon. la ñu jël léegi nii def ko le poste. kaay mu wax la Bargny dafa triste ay waay Bargny ñàkk ay mbokk avec les murs des façades extérieures yi ça attire c'est très attrayant. gis nga boo feebaree boo gisee lu rafet da ngay tene man gis nga hôpital principal saa yu ma fa duggee damay tene lu may metti day arrêté parce que tu vois la verdure xam nga gis kii dessin yi nga dem pédiatrie bi gis xale yi ni ñu leen defalalee ba mu naay. le décor est somptueux. da ngay xale bi buy ñëw di commencer foo di cëppi man am naa doom. vacciné wu ma ko principal dañ ne maan waa yow loo teree nga toog Bargny am na fi booy dem ñu lay vacciné mais man dama bëgg sama doom di gis lu rafet mu xam lu rafet di ko def tu vois mais ñii teguñu si benn condition bu baax Moussa teguñu ñu xoolal si benn condition bu baax xoolal man gëm naa ne ku sa wëj di sang doo set mais li ngay wax ni man de dafa garaaw waaye nag bu fekkee nag si am weddi rek nee ma caaku li ngay wax nii loolu amul nee ma miir yi rafet na mënuma weddi Assane parce que je me suis rendu quelque part souvent j'ai fait des reportages c'est vrai que avec un cœur
un pincement au cœur ci yenn infrastructure yi la maison de la femme bizarrement ma profité ci occasion bi. loolu nag gis nga maison de la femme boobu nag ma laajte bu pare. non bii moom nag mooy kii wam nuñ koy waxee. dëj dëpp gi mooy dëj dëpp gi. les écoles de Bargny. ma nee naa leen Abu woon Seck bu kenn wax ne deful dara Bargny deful dara Bargny kañ toj na maison de la femme defaraat ko loolu la def c'est ça qu'il a fait dafa ay miir yoo xam ne ni kenn xamul lan la. fatt ko xam nga man daal gis nga Bargny parfois damay toog ma ne nii est-ce que du tamit lii lañ mérité. ah bon on a que les dirigeants qu'on mérite. waaw ça se dit hein. parce que xam nga lu tax si parfois boo xoolee benn côté bi. c'est vrai xam nga lu tax. gis nga nit da ngay nitee gis nga nit da ngay nitee da et puis da ngay xam fan ngay teg sa tànk man gis nga man ku suurul du ma la dénk sama dara bukki kenn du ko dénki ay seel nag. Thiakou arrête ça parce que loolu bukki daal kenn du ko dénk ay seel man foofu laa yem. kan mooy bukki bi. xaw ma de man daal bukki daal man dama lay wax. parce que fii kenn loolu dama lay conseiller yow bukki bu ko dénk say seel. dégg naa la loolu dama la conseiller. dégg naa la parce que tamit nit ki gis nga ña seeni maam suuroon. daaw ba tey ñoom ñu ngi suur. fii am na ñoo xam ne nii dañu mës a gëm ne duñu jaay Bargny dañu bëgg Bargny gis nga le maire Mar Diouf ni mu yore woon Bargny dem ne ba nekkatul au diapason. dañ ko commencé regretter. mais yow de ñoo ñi man daalu Mar Diouf fa sax gën ñi fi toog aw daalaam xam nga lu tax parce que Mar dafa yore woon Bargny yorinu kii genre Bargny doomam la. Mar Bargny doomam la propriété. waaw c'est ça moom dafa yaakaar ne moom Bargny. affaire yi dafa dem ne ba xale yi màgg sama. mais tabax na quand même moom au moins. waaw yow Mar day. defar na yow Mar moo dimbali waa Missirah. lewoon man Missirah chaque année dañ leen di wàllu ji. waaw mën na ma. moo dimbali Missirah. man Missirah laa dëkk moo leen dimbali. Mar moo fi poste de santé yooyu buñ ko sàmmaloon mais est-ce que xam nga ne. oui espace vert boobu noonu. sama papa moo yore woon marché bi. d'accord c'était très nourri. ndeysaan yaa na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. xoolal moo fa daan yóbbu ay chaque jour ñuy arrosé loolu boobu j'étais très j'étais très jeune. muy fa yóbbu ay nit ñuy dem di ko arrosé tout ñu koy entretenir buntu mairie bi c'était trop joli. dafa rafetoon dañ ko daan taaye à tout moment defar ko ba mu rafet. mais loolu noonu yëpp intéressé wu leen ndax yow da ngay xëy. c'est vrai que aujourd'hui 14h ngay dugg Bargny 14h ngay xëy Bargny. 18h yaa nga waat na kaaru loolu yow boo xamul waa Bargny. mais loolu lu siy pexe. apparemment voilà bon. man daal li ma gëm. Djibril Faye toog na fii Assane wax ko Assane Mansour Mbengue toog na fii dingat ko vous êtes yéen ngi nekk ay acteurs politiques. Ces événements-là se passent là-bas. Excepté peut-être de venir ñëw toog fii ci émission wax ko on les entend pas trop foofu Assane da ngeen mel ni waa ji da ngeen ko ragal parce que loolu mooy wax ji. man yow man at mi ma judd est-ce que ragal juddu na si man. pourquoi kenn du leen dégg ci Abou Seck nag ci yi ngeen koy tàkkale nii à l'émission alors que on vous entend jamais ngeen def ay rencontres pour dénoncer ceci ou cela. bu ñuy def rencontre Bargny man fu ñu ko tëggee dinaa ñëw mais dama lay wax ne gis nga Bargny dañu am problème. mooy lan. xam nga suñu problème lan la. man li ma gëmoon mooy que moom il est comptable. oui de la gestion. il est comptable de la gestion à 100%. amul dara lu ko si mérite bañ ko falee daa takk bandoro wër Bargny gépp di jubilé fii la ma fekk man gis nga nag jubilé boobu du ndam de. nan la waaw mën ngaa jubilé tey bu subaa nga ne nii maire bi mooy def boo toogee nga naan maire bi moo def. non c'est pas vrai c'est pas le maire. yow Djibril Faye bu taxawee ne carrément maire bi def na nangam si conseil bi lii duñu ko nangu ñun ñëpp dañuy génn ànd ak moom moo xam la fa ne. man gis nga man su ma nekkoon
mairie ba rek conseil bi waaw. Moussa nga kontaan du ma leen may dara ñooy nekk sama xëy ñooy nekk sama gont xam nga lu tax Bargny ma ñor man Bargny moo ma ñor Bargny pour mu jóge fi mu nekk dem foo xam ne nii moo gën a propice loolu laay doxee mais pas di dox si ay weer jot maire di leen ñamal te lim leen ñamal laajoo leen ko fan ngeen ko jëlee laajoo leen nan la demee. xamoo leen budget bi yow tam parce que loolu c'était budgétisé fonctionnement bi. waaw waaye gis nga. wala budget bi yaatoowul à ce point mu war a mën a yor gaañi xaalis bu ñu toll. man de loolu xaw ma ko te ñoom ñoo ñu nekk sa maire ba kat nag. loo si xamul ay faux type ñoo fu ëpp. xam nga lu tax dañuy toog ak maire di ko ree bu ñu génnee. naan maire bi nangam ak nangam lu ñu xam si maire bi ñoo ñu ko wax. man dugguma maire man est-ce que xam nga ne sama tànk bi bu duggee maire rek bu bureau tonton moo duggee sek maa ngi koy nuyu de passage. mu fa laa dugg toog làngax moom waxtaan. dégg nga man loolu moo may dugal maire parfois am si moom soxla dem toog ak moom waxtaan. mais dañuy xam dara ci maire bi duñu wax bu ñu génnee si biti weer ko. du question weer dañ koo tegul fen te ñoom xam nga ñooñu seen bopp lan moo si nekk. que ne si maire bi la ñu war a tekkee nii ñoom si seen tekki mu ngi si maire bi. xam nga loolu ñun Moussa waa kañ Moussa loolu noonu moo dul yoon. loolu ku ko xalaat di ko defit ñun ñu ngi nii parce que ñun tamit dañuy xaar rek xam nga ñun ñu ngi si biti. ñun dañuy xaar rek heure bi jot. bu heure bi jotee ñun dañu waxaa askan wi. parce que nekkuñu tamit si conseil bi amuñu lenn la nga xam ne mën nañ ko fa apporter mais bu jotee dinañu toog waxaa askan wi parce que nag am nañu ay argument xam nañu lan fa lañ jëm xam nañ aussi li ñu xamal maire bi bari na. keroog bi Macky Sall woote woon les clean day mensuels la mairie de Bargny spécialement ñoom rek ñoo génne woon ak seen nit. Récemment également donc une partie de la communauté demoon nañu ci front de mer bi Abou Seck créé woon ñëpp gis na woon y avait un problème ci affaire environnement ñu defar foofu ba ci armeelu Ndiolmane Santhiou Géej affaire bi amoon donc genre inondation pourquoi est-ce que yéen ku jégi yëngatu leen ci clean day yooyu ñëw jàppale appel bi président Macky Sall woote woon. yow dañ la woo man buñ ma woowoon ma ñëw jàppale leen. man buñ ma woowee gis nga man acte citoyen luñ ma si woo damay ñëw jàpp si. bu Metza ba yéen a ngi si woon. bu Metza bi si ñu ngi si woon jàppale ko waaw Metza sama doom nday maa ngi lay nuyu de passage xam nga donc ñun man ku ma woo si loolu noonu damay dem mais gis nga fii 4 avril ku ko moom. Sénégal gépp ko moom dañuy simple ñi invité ñi dul invité. d'accord. comprendre nga. kon ñoom daal de manière sélective dama lay wax spécialement man xamanteewu ma maire Bargny. waaw xamantewuñu max moom li may wax ni yëpp mosuma. mais yow bokkoon nga ALB non dajaw leen fa. non xamantewuñu. dafa amoon ndeysaan ku ko xam ne ni moo ko doon ñëwal di ko wax bu paree génn jël téléphone am taxaw si biti defal ko compte rendu moom rarement la daan ñëw. comprendre nga bis bi muy ñëw nag maa ngi koy fàttali bu jour bi muy soog a ñëw ñu ne ko looy def fii mu ne dama dégg liggéey Bargny mu ànd ak Sine Seck ak ñooñu noonu ñu ne ko loo leen fii def ñu ne nii dañ ñëw dégg ngeen ànd liggéey Bargny ñu bëgg a liggéey Bargny ñu bàyyi leen ñu toog ndeysaan jour boobu le docteur Khalifa Cissé moo leen interpellé xam nga Khalifa maa ngi koy nuyu de passage moom nitu dëgg la moom lu mu wax dëgg la xam nga donc mu wax leen carrément lan moo leen fi indi. ndax boobu ñun on avait tout compris mais nag la masse xamuñu woon nan la demee. te li ngeen comprendre woon dafa mujj ñun ñu génn abal leen comprendre nga te loolu aussi mooy dem gis nga boo yoree loo moomul àdduna boo yoree loo xam ne ni moomoo ko du la jariñ te da ngay sonn maire bi neex naa yor de mais day métti si ñoom xam nga lu tax muy métti si ñoom parce que li ñu yor moomuñu. ñetti simili yi nga xam ne moo ñu dese man tey comme tu es un peu emballé par des préféré taire le téléphone ak les entrées alors li may terminer ci les 3 dernières minutes yi mooy les ambitions sur le plan donc local tey est-ce que département bu Tëngéej yaatal ngeen seen bopp aux prochaines élections locales yéen waa Tekki nag ngeen si nar a demee. waaw d'abord le département puis après Bargny à côté. waaw ñun département bi dinañu xool
nan lañ ciy demee et puis ñu ngi si waxtaan waxoon naa la ko sànq ne woon naa la maa ngi waxtaan yéen a ngi ak ay gisee ak waa ñu déjà ngi gisante des leaders di comme, waxtaan waa comme ministre Ngoné Ndoye Ngoné Ndoye. xam nga ñu ngi waxtaan di xool nan lañ siy demee loolu moom mu ngi de côté mais nag ñun parti lañ ne te suñu parti C'est en instance que ça va se décider. waaw c'est suñu parti moom mooy décider bu décider mu wàcc suñun Alors sur le plan local parce que tey jii nii yow mayoo dara maire bu bari mayoo dara ña nekk ca conseil municipal ba mayoo dara sax opposition bi nekk ci biir conseil bi te yëngatuwul est-ce que tey on peut supposer que tey maam Ndeye Thiakou une liste pour voilà donc def parrainage après su defee parrainage après ñëw présenter sa liste pour être candidat à la mairie de Bargny. lu mën a ne et puis loo xam ne nii aussi lu yomb la gis nga loolu noonu lu yomb la mais nag damay wax ne rek ba tey foofu même biir Bargny sax sama président da ci am kàddu D'accord. waaw sama kilifa da ci am kàddu mais du yomb de parce que Abou Seck waaye Omar Gueye la Omar Gueye si ministre Macky Sall yi la ñoom ñoo yor pouvoir ñoom ñooy gérer département bi sax lu bëri lañ voté pour ñoom xam nga ñoom man local yi pour ngeen jël les collectivités locales là parce que amul bëriwu leen doole trop d'accord local yi ñun kiiwuñu tiitaluñu xam nga lu tax ñoom seen structure man mënuma leen woowe parti de waa kii APR ñoom li ñu nekk noonu seen groupe boobu ñoom ànduñu donc bu local yi ñëwee local yaa ngi nii yaa 8 explosé local yi Benno Bokk Yaakaar 8 lañ Bargny ils sont 8 yor li nga xam ne ni nit ñi moom la ñuy wër tu vois kon pour ngeen gagner leen foofu dana metti trop xam non les gens ñun dañuy xool ñun tekki ñun dañuy xool suñu stratégie teg suñu stratégie ba nga xam ne ni dinañ xam ñun nan la ñuy demee parce que ñoom ñooñu leer na la ne ñoom duñu ànd yow mii leer na la yow Moussa leer na la ne. c'est déjà choix candidat bi rek juróom-ñett ñooñu noonu un problème. juróom-ñett yooyu noonu boo leen boolee duñu ànd duñu mas a ànd ndax kenn wóoluwul sa moroom te gis nga loolu noonu moo am fii si Tëngéej ci département bi. est-ce que du loolu moo tax ñoom ñuy repousser chaque fois les élections. yow parce que jekkaguñu. yow xanaa xamoo Macky Sall moom victoire la Macky Sall. moom pour moom lépp victoire la. xamul defet xamul defet moo tax da kay togg ba mu ñor. fi mu toll nii ci tànk yooyu la nekk. fi mu toll nii woo na leen ñoom par benn wax na ñoom mais amagul la nga xam ne nii wóor na ko su ko wóoroon rek départ nañ. looloo tax muy ñuy repousser. looloo tax waral yàggaayu dialogue bi. loolu moo tax indi dialogue bi indi yooyu noonu yëpp pour mën a fexe ba moom mu jëlaat yëpp moom ko. waaye yéen ngeen nekk opposition xam loolu ba pare bëgg bàyyi mu jàll à part marchu gars yi di def contre courant bi mais on voit même pas l'opposition ngeen bëgg xam ñoo bañ waaw xoolal ñoo lànk ñoo bañ ñun ñu ngi ci biir et puis ñu ngi waxtaan man maa la wax. yéen préféré leen dem si marché yi parce que marché yi aussi la fa nekk dafa métti de des fois dañuy làpp. non président day dem comme gris Marie Sagna yóbbu bi passé président dafa dem man président day dem man tamit et puis man marché bu ma dégg man damay dem man. ñëw parce que gis nga affaire bi comme religion dañ koy jaamu gis nga affaire li politique bii nii comme religion da ngay jaamu sa askan. parce que askan bi moo la may li nga am moom moo la ko may ndax ñoom ñoo lay jox seeni voix man lu mu tuut am na ñi nga xam ne dinañu xëy di dem di voter ndax Ndeye Thiakou donc nag ñooñu noonu waruma leen bàyyi waaw waruma leen bàyyi ñuy nërmeelu noonu ñuy jaar seen kaw. da nga bëgg wax Macky Sall jamono bii day jaar ci kaw gaay ci la jëm mais xamagul fan lay aw xam nga Macky Sall fi mu toll nii ñii mënu leen maîtriser. mais yow lu tax la xew Bargny rek kenn mënu koo maîtriser. Macky Sall daal yow ça passe pas. du question Macky Sall la ça passe pas gestion moo paasewul. d'accord maa ngi lay gërëm di la sant sa dernier kaddu ci émission bi ndax yéeg nañ ci cëppaandaw gi ma Ndeye Thiakou Diagne nekkoon suñu gan jàkkaarloo politique looy tàggatoo. waaw Moussa xanaa di la sant di sant sama frère. Assane Ndour di gërëm Joko FM avec seen coordinateur bu baax boobu. waaw Ahmed ak Beydi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant si invitation bi di wax ne wax bi yëpp xër rek
ci fi ma bokk xër lu ci fi ma bokk boo génnee fii ba waa bëgg gars yi ñëw fii taxaw Macky Sall ak bëgg yebal ay nitam fii ay waay di nga am soxla. naka yàlla def nga xool nga xam ne ni man du ma ragal mënumaa ragal fi ma juddoo moo tax mënumaa ragal man doomu Abdourahmane Diagne laa mënumaa ragal yàq yaay la yaxa yaay Baba Diagne loolu nongu fëri am na ma ku leen chaque fois bu ngeen defee sa rencontre politique ku leen wax loolu lan loolu waaw pour jaaj la waa yëngal ma man loolu rek moo may yëngal ma guuxoo soow mi di fërënku maa ngi sant di gërëm ñëpp di gërëm waa Bargny di gërëm di gërëm sama président Mamadou Lamine Diallo maa ngi koy gërëm di wax ne yal nañu yàlla may atum jàmm amiin yàlla def ci Sénégal jàmm amiin waaw Macky Sall yàlla ibbi xelam ñu émergence bi am donc li ko dese nii yal na si yàlla li ko dese nii kon yow yaakaaroon ne 3e mandat war na mën du ma wax wii du ma wax non waaw nee na du wax wii du wax non loolu kañ ñëpp xam nañ li mu doon Moussa émission bi mënugul jeex sax non nañ ko du ma wax wii du ma wax non boobu mooy buzz mooy TikTok bi dañ ko yewale foofu jërëjëf sant naa gërëm naa ñëpp macha allah jërëjëf bisous à mon fils Mohamed Ndeysaan. bisous waaw Ndeye Thiakou Diagne nekkoon suñu gan ci seen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouye nekkoon jox kay Assane Diour féetewoon ci xarala gi rafetlu seen ànd ak rajo